salaamaaleykum mbokku téléspectateur u télévision El Mauritania 2 dal leen jàmm ci seen émission yi ñu baax di leen ko defal saa yu ne bi na gën yi jotee ci seen émission yi nga xamante ne dañu ko jagleel ndaw ñi tey nag comme ni ma koy waxee saa yu ne ndaw ñi ci la ñu bokk dalal nañ fi ñu bëri di ay artistes di ay producteurs di ndaw lu ne ci la nga yëngu dalal nañ la fi comme ni ñu koy waxee saa yu ne ndey ñoom tamit dañu am li nga xamante ne moom mooy seen cër fii ci télévision El Mauritania ci loolu tey jii ci la dalal ay ndaw yu jóge fii nga xamante ni ñoom ñooy diiwaan bu Teyaarat ñëw ngir waxtaan ak ñun ci seen lépp la nga xamante ni moom mooy seen yëngu-yëngu ndax ndaw lu ne la nga ne am nga droit ñu fësal la ca waaye it am nga droit télévision Mauritanie jàppale la ci li nga xamante ni moom mooy li ngay def ba tey loolu moo waral tey fi tey ki nga xamante ni moom mooy El Hadj teewee waxtaan bi tey jii El Hadj di bokk ci label bi nga xamante ni ñoom ñooy sant yàlla production El Hadj nuyu naa la dalal la jàmm ci suñu émission yi. oui soxna leen nuyu naa la ziar la di jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi yoo xam ne ñu ngi suivre fépp si monde bi. waaw maa ngi nuyu bu baax a baax di jox seen wàccuwaay. voilà ci loolu ba tey ci la dalal ki nga xamante ni moom mooy Diop di directeur artistique bu label bi nga xamante ni ñoom ñooy Kaity Entertainment n'est-ce pas. du noonu la voilà. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation et tout, merci. Merci aussi, je salue aussi notre très chers téléspectateurs. Voilà Badoufa nuyu naa la dalal la jàmm am mbégte loolu jàkkaarloo ak yéen tey ji sama plateau. fay naa la lu bëre. te maa ngi nuyu ñi nuy seetaan ak ñi nu wër ñi nekk fii fàttewuma kenn. surtout maa ngi nuyu yow mi bàyyi sa yitte yëpp. merci beaucoup yéen lañ fi nekkal ndax comme ni ma ko waxee woon ak ci njëlbeen da ngeen am cër ci li nga xamante ni moom mooy suñu wàllu liggéey su ma tàmbalee ci ki nga xamante ni moom mooy El Hadj bokk ci label bi comme ni ma ko waxee woon tamit seen label mooy sant yàlla production est-ce que mën nga ma dikkal tuuti ci seen taxawaay ak pourquoi sant yàlla production lan moo ko tax a jóg ak lan lay yëngu. voilà alhamdulilah gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant sama yaay bu baax a baax dellu di ko santuwaat delluwaat di ko santuwaat di gërëm sama baay. parce que tey jii nii label sant yàlla production parce que ñu ngi ko démarré à 2015 presque 2016 ba léegi alhamdulilah ñu ngi si pour ndaw ñi. 2015 ba 2016 en 2015 2016 daal 2015 2016. voilà parce que fin 2015 bi la. parce que suñu premier concert ñu ngi ko defee ancienne maison de jeunes. ak benn défilé de mode ànd seeg sant yàlla couture. parce que tey jii nii dañoo ñëw pour jeunesse bi. parce que tey nii jeunesse bi tey dañ leen bëgg a xañ lu bari. parce que tey jii nii bu ñu nee jeunesse bi violence moo tax chaque jour bu ñu nee sant yàlla rek dañu war di sant yàlla toujours di def loo xam ne tey pour jeunesse bi. ñu mun si gis seen bopp ñuy war toujours non à la violence. parce que loolu moo tax tey ñu bëgg jël seen artistes yi ku su mel ni Badoufa pour tey jii nii ànd ak moom ak label bu ñu Kaity Entertainment pour lëkkaloo. pour booloo wane na carrément. ay nit dañoo war di ànd. ñaari boîte yi ñoo lëkkaloo am benn programme ngeen fas yéene def. incha allah voilà dinañ ci dikkaat yow tamit nga expliquer ñu un peu seen label. Kaity Entertainment lan la lu muy def ci lan la yëngu ak fu ngeen toll nii tey. Alors Kaity Entertainment est un label de production et de l'audiovisuel aussi, nous sommes aussi dans l'audiovisuel. Et la production artistique encore, c'est la base de Kaity. Kaity signifie en pulaar, c'est un acronyme en pulaar qui signifie ko liggéey tan yobat. Je sais pas. waaw demal. Ça signifie ko liggéey tan yobat, c'est-à-dire c'est le travail qui paie. Le mot Kaity signifie. Bon, nous sommes là aussi dans le même but aussi que El Hadj. Nous sommes là pour aider ces jeunes talents qui évoluent dans le milieu hip-hop aussi à se démarquer et atteindre le niveau international. Artiste bi ci yéen la bokk wala da ngeen di jokkoo di liggéey. C'est notre artiste à nous. seen artiste la. sa taxawaay ci biir boîte bi. sama taxawaay ci biir boîte bi damay corriger boy bu ñuy enregistré man si ñi di enregistré laa bokk dama leen di mixel. ak yeneen mbir yi sew yi nga xam ni si musique bi moo ko waral. voilà ci musique boobu laay dikk tey jii su ma la waxoon nga wax ma sa gis-gis ci musique mauritanienne surtout yéen jeunesse bi les nouveaux talents seen taxawaay ndax boobu ba léegi dañu ne musique bi fi mu nekkoon bougé fa. sa gis-gis yow laa lay laaj ana looy tontoo ñooñu. non pour man damay wax ni musique bi avancé na. parce que bu ñuy waxante dëgg depuis 99 maa ngi fi. maa ngi gis amoon na ay possibilités yu bëri yi nga xam ne amuñu ko tey am nañ ko.
yu mel nan par exemple. yu mel ni studio yi label yi yenn genre accès yi comme nga toog télé nii. lii dafa métti woon si jamono bu ñu waxante dëgg man jamono boobu may wax nii pour sax nga dugal benn son da ngay taxaw benn micro na lay defal ci kaw nga taxaw di woy bu son bi yàqu da ngay gën a dem jëndi beneen cassette kon tey am nga possibilité bi nga xam ne yaa ngi dugg si studio jël sa temps naan sa café ñu dugal sa son conseil. est-ce que moyens yi ngeen am tey jii comme ni nga ko waxee lépp sotti na amatu leen problème mu production amatu leen mais yéen est-ce que yéen vraiment loolu génne na seen talent loolu génne na seen mënin ci li nga xamante ni moom mooy wàllu way. gis nga bu ñuy waxte dëgg-dëgg musique Mauritanie fayu mais xëy na bëgg-bëgg la. ak am na ñi koy def comme sama genre bi dina la tere yenn affaires yi parce que gis nga liberté bu bëri baaxul may wax rek si cadre lépp luy aar. nit ki bu nekkee si dara li nga xam ni tooñul gaañul deful dara dañ ko si war a bàyyi. léegi nag am ak mais yàlla koy may. voilà dinañ ci ñëwaat. El Hadj léegi ci say kaddu dégg naa la nga wax ci wàllu violence ak jeunesse ak violence parce que léegi jeunesse bi dañu fu ñu waxee jeunesse rek dañ ciy taf violence te dégg naa ci say kaddu for naa ci say kaddu nga ne dañ leen war a bàyyi ngeen di épanouir est-ce que du épanouissement boobu ñu leen di bàyyi tamit ndax jeunesse bi fu ñu dajee ñoom fa la violence di am loolu ban jàngat nga ci am. waaw mais di rafetlu sa kàddu baax ba jàngal bi misaal maanaam tey jii nii boo xoolee violence boo gisee toujours en général muy am. parce que sécurité bi mooy manqué. moo tax programme bi ñu jëm nii incha allah si kàttanu yàlla mi maye ba si dañ si jël si matuwaay yu bari bari. parce que bëgg nañ sax parce que boo nee ba teg autorisation te normalement tey jii nii ay police war nañu mën a sécurité foofu. ndax tey jii dañ lay ñëw indi la benn police wala ñaari police maximum te des fois ñu bañ leen di policier nga mën a ut say sécurité bopp. est-ce que gënul woon tamit ngeen préparer seen ay nit préparer ndaw ñi nga xamante ni yéen a jokkoo ak ñoom saa yu ne parce que tamit man damay wax saa yu ne c'est vrai loo gis sécurité baax na ci te sécurité bu naree am rek ndaw ñi seen bopp ñoo mën a dimbali seen bopp. mais yenn saa yi da ngay gis concert bu amee wala activité bu amee nga xam ne activité ndaw ñi la ndaw bu ñëw indaale ngànnaayam kii indi paaka kii indi la leen nga gis ñii di def naka su dul noonu ya nga xamante ni tegginewul daal loolu tamit est-ce que gënul woon yéen ci seen biir ngeen di préparer woon te seen biir di waxtaanee seen biir ba loolu gën a mën a wàññi ko parce que c'est vrai sécurité loo gis sécurité baax na si mais tamit ndaw li ñu préparé li ba mu xam ne lii damay dem foo la ree la damay dem fecc ànd ak samay morom dellu si waat tamit loolu du ci yàq dara. oui effectivement li nga wax loolu parce que ñun insisté nañ si ba si projet bi ñu jëm nii. parce que programme bi tey dañ ko jëlee au sérieux baax a baax parce que am nañu ay ndaw yoo xam ñoo leen tàggat yoo xam ne pour tey jii ñu gérer sécurité bi si buntu bi. parce que des fois day am ñi nga xamante ni pagaay rek moo leen di. effectivement parce que li tax loolu tey jii ñun si buntu bi teg nañ fi dañ fi teg incha allah ñoo xam ne kuy dugg dañ la fayete dañ la xool parce que ku si ne dafa am lu lay indi ñii dinañ ñëw pour seetaan tamit da ngeen ci am responsabilité. effectivement parce que lu xew suñu lay dalaat tey am nañu bari ñoo xam tey bàyyi nañu rab bi wala ñoo xam ne bàyyi nañu pour wàllu promoteur am nañu jigéen ñoo xam seen yaay booy suñu mag suñu mpaañ yoo xam ne ñëwuñu ci programme à cause de la violence léegi violence boobu ñun moom la ñuy daw ñun promoteurs yi ak artistes toujours su ñoom laay toog di waxtaan ñoom naan leen yéen tey yéen ñi seen fans yi yéen a leen mën a wax loo xam ne tey jii nii indi leen loo xam ne tey benn objectif boo xam ne tey bu ñëwee war nañu mën a solliciter parce que ay noble lañ ñun ñëpp parce que ñëpp ay responsable lañ da nga war a ñëw ak kii moo la jar nga ñëw toog nga déglu ko bu pare nga tàcc ko encouragé ko pour suba ñun petit promoteur yu ndaw yi mën nañ sawaraat ñëw di tëgg noonu la ko wolof Njaay da koy wax sax nee na waa góor du fooxali mbagg may dina tax borom sawar ëllëg comme bu ngeen organisé woon tey ji jëyee am ci suba dootu leen sawar di organisé waat ñoo ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen te yombal lépp Diop ci li nga xamante ni moom mooy seen label wala seen boîte production di Keyti Entertainment lan ngeen di jàppale jeunes yi ci li nga xamante ni moom mooy seen wàllu liggéey tamit xam nga ni doole amul comme les moyens ci moyens yi laay waxee côté boobu est-ce que yéen a ngi promouvoir ndaw ñi jàppale leen ci li nga xamante ni moom mooy seen wàllu liggéey wala ku amul doo dugg ci boîte bi. Non, c'est pas dans le but là. Bon, on est là pour aider tout le monde dès que possible. Bon, nous évoluons ensemble donc on est là on a débuté il y a 3 ans minimum. Nous évoluons ensemble donc on avance petit à petit, tu vois. On est plus dans la... Vous avez débuté en quelle année? En 2019. 2019. Oui. En 2020, il y a un grand stand-by. Donc on a recommencé en 2021. Voilà. On a commencé en 2021. Nous sommes là pour tout le monde en fait, pour aider précisément ces jeunes talents. Mais il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de gros moyens, mais on peut quand même aider ces jeunes talents-là à se débarquer
en fonction de leur musique, en fonction de l'encadrement même, du milieu professionnel, comment ça marche et tout. Et aussi, on peut comme faire des concerts et faire... Comment est-ce que vous voyez cette jeunesse avec les jeunes talents? Est-ce que pour vous, si vous appelez on dinañu arriver au sommet? Ah, bien sûr. Bien sûr. Te yéen a ngi ci taxaw. Voilà. Voilà. Dinañ ci ñëwaat. Xam nga sànq junjoon naa ci wàllu musique bi yéen artistes yi nga ne egg ngeen wala li ngeen bëggoon yéen a ngi koy am mais souvent tamit dañuy gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy les promoteurs bu ñuy am les grands événements ñu indi ji artistes bu jógee à l'étranger bu jógee bitim réew daal moo leen di gënal que ñu jëli est-ce que seen musique yi moo leen doyul wala li ñu soxla ñoom yéen mënu leen ko jox wala nan nga ko gisee yow en tant qu'artiste? non loolu seen gis-gis la ñoom parce que gis nga fii amul benn artiste bu taxaw rek si benn jour rek mu taxaw non il faut que ñu jàppale. est-ce que si ñoom la wala ci public bi la? non peut-être non si ñoom la parce que dama defal affaire seen public Mauritanie dafa réer dañuy waxati dëgg rek dama leen di ko wax bu nekk da ngeen bu parce que man je me dis que ni boo mënee jël 15000 nga def ko si benn affaire ci benn concert wala benn affaire ñu tegal la benn canette bu 100 wu gi maintenant 8 concert la est-ce que yaa ko doon. yaa damay jaar si yenn tur rappeurs yi fii am na ay artistes yu baax yu fi nekk. mais pour artiste bi taxaw fokk yow nga def confiance boobu si moom. damay toog fi ma dégg mais artiste bi tamit wane boppam. waaw maa ngi wane lu sérieux la nga xamante ni dina ma jaral buuxante dina ma jaral dugg. maa ngi ñëw xam nga dama la benn affaire. soo doom tey exemple bu tuuti boo ko juree nga bàyyi ko kër ga est-ce que dina mën a bind A wala D. du mun donc il faut que nga may ko courage nga pousse ko pour mu dem noonu la artistes yi war a doxee. léegi nag côté moyen kenn amu fi moyen yàllaay maye. kenn xëyul rek am. kenn xëyul am. mais li gars yi war a comprendre ni mënuma toog rek ni kii mooy sama mbokk xam nga tax musique Mauritanie du dem. ay mbiru mbokk mënoo dara ñu dafay teg mu dem wuti ñi mun ñu jàppale leen mu dem. après temps bi di dem ñeneen ñiy dem génn dëkk bi ay artistes kese la mënu leen yam si ñaari artistes wala ñetti artistes nii ñoom noo fi nekk. est-ce que yéen artistes yi nga xamante ni yéen a yeewoo fii ci Nouakchott Bane est-ce que yéen am ngeen di jokkoo am ngeen affinité am ngeen la nga xamante ni daf leen di dajale yenn saa yi ngeen toog def lu mel ni benn journée de concertation ku ne xam musique bi fii la toll fii lañ ko war a jëmee ku ne xam li diw maa ngi déglu sa son boo ko defee woon nii dina am du genre. genre waxtaan wi. waaw gis nga fii xam nga. bopp sa bopp la. nay leer damay ñëw xam nga fii xam nga lii lamb Sénégal yi def. ku nekk à part loolu moo fi am. moo tax souvent loolu jigul musique gis nga lamb sport la ku nekk da ngay wut ndam yóbbu mais yéen musique bi yéen da ngeen ndam li bu ngeen ko amee fii lay des ci ñu. mais Léna non tur bi. Léna Jumo dem def benn affaire. musique bi nan lañ koy yóbbee te gars yi bàyyi na ko mu dem. ñan ñoo ko jàpp par exemple. ñi gars yi jiite xanaa. ñi leen jiite seen doyen. non ñi leen jiite non man non du sama doyen seen doyen bopp ñëw. parce que gis nga li ñuy wax te dëgg man traîné naa fi xam naa fi ay gars yu bëri. mais musique bi li ko. tu as des relations avec d'autres musiciens. non am naa relation ak yenn musiciens yi yenn label yi yenn producteurs yi. mais juste que ni xam nga neexuma ni koy waxee neexuma jënd. parce que boo defee gis nga fii pour gars yi jàppale il faut que nga nekk seen doom exemple seen benn genre. da nga war nooy nag. non da nga war nooy nag. non xam nga boo nooyee. parce que non boo nooyee déedéet boo nooyee am na. non waxuma nooy ba ñu lay dëggooti di la nappaaje mais tamit yaa ngi soogay door fekk ni ñi nga xamante ni ñoo nekk sa kanam da ngay nekk nit ku kii tuuti. loolu benn affaire dafa may jox benn exemple. mooy nit ki boo mënee li ngay def. lu mu yàgg yàlla da ngay fekk. mais xëyoo rek mu mën. non kenn te loo mën am na ku la tane. non man ku la sut. t'as pas compris xëyuma mun. te mënuguma ba léegi. boo ma laajoon léegi kañ nga commencé musique démb laa lay wax. mais kañ nga commencé. man depuis 99 maa ngi doon mbabat comme gars yi. 99. non boobu dama doon jàng mais pour man ba léegi woyaguma. 22. pour man ba léegi woyaguma. 22 ans. pour man. boo si amoon doom bu jigéen tey jii. non am na doom bu jigéen. déedéet 99 maanaam dama lay wax ne 99 ak tey du ñetti fan di ñeenti fan ci carrière. instant boobu su ma la waxee ni xam naa musique Mauritanie ni mu demee ak ni may liggéeyee. su ma demee tey ba am envie ñëw télé toog am na lu tax. donc ça veut dire que ni dama liggéey ba pare. li waxte dëgg rek. dëgg la. yow bu ñuy waxte dëgg. fii am na ay gars yu bëri yu nekk ci kaw mais nga bañ a déglu sax seen musique moo gën. donc dafa am ay points yoo war a laal pour nga gars yi mun la dëgg.
man point yooyu moom lay bañ a laal. am na solo loo gis da nga dafa am fooy jaar ba egg ci sommet bi macha allah kàddu yi rafet na bu ma dellu see ci waa sant yàlla production yéen tamit 2015 2016 ngeen tàmbali woon boobaak léegi lan ngeen def lan ngeen tegal nit ñi sur la table carte bi ci kaw table bi lan la waa sant yàlla production defagum lu concret. waaw mais alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax kon ni ma koy waxee chaque jour sant yàlla production depuis 2015 2016 macha allah yaakaar naa ne am na artistes yu bëri yoo xam ne fii ñeme naa leen tudd ne tëggal naa leen fi programme c'est que permettre moom ko mën naa fi tudd yenn seen artistes yoo xam ne tëgg naa leen programme. si parce que tamit plateau bi plateau ndaw ñi la te artistes yëpp incha allah dinañ fi jaar. waaw effectivement ku si mel ni tey jii nii ku si mel ni Ablaye Dango tëggal naa fi programme ku si mel ni Mbaye Bambi asafla Ahmed Bambi tëggal naa ko programme ku si mel ni 50 tëggal naa ko programme organisé naa fi tamit ay défilé de mode nekk naa tamit marque bi ñu wax of humanité one family Jang Sall production tamit liggéey naa ak moom maa ngi koy nuyu passage waaw Papis waaw boobu su tamit maa ngi koy nuyu passage ñu ku si nekk maanaam liggéey naa ak ñoom kon tey jii nii tamit def nañ fi tamit Oscar de vacances si théâtre bi ba macha allah Ousmane Gange ñëw na fa macha allah. voilà loolu li nga fi lim am na solo mu di la nga xamante ni ay programme la nga xamante ni mën nañu wax ne jeunesse bi mën na ci gis boppam mu di lu am solo lool. ak loolu est-ce que di ngeen am ku leen di accompagner wala yéen rek yéenay dem ak seen propre moyen. voilà c'est une bonne question parce que question bi ma posé moom nga nekk question parce que toujours à chaque fois suñu moyen bopp la ñuy demee. xanaa ñu war a ñu dimbali muy sant yàlla couture. sant yàlla couture mooy jàppale sant yàlla production. parce que ci foofu laa la ñu mën a basé woon ñoom ñoo ñuy jàppale. ak tamit tey jii nii ku su mel ni tey sama doomu ndey ku tax tey ma bëgg mbir mi muy Cheikh Séréer parce que kooku Séréer production moo tax tey ma. Cheikh sama rek maa ngi lay nuyu. waaw moom moo Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw parce que du ma am complexe. ndeysaan moom tamit dafa bëgg jeunesse bi toujours di def ay programme ndeysaan bëgg na mais xam nga rek doole mooy liggéey te ku amul doole doo foofu la parce que man dama am complexe toujours di wane Cheikh Séréer mooy sama idole parce que tey moo tax ma gën a bëgg affaire bi ku su mel ni ma di nuyuwaale passage ku su mel ni Abbas Family moom it liggéey naa ak moom nekk naa ak moom tamit liggéey ak moom pour ñu jàppale ma mais surtout sponsor tey ñun moo ñu manqué mais toujours si lu moyen bopp la ñuy demee comme soo déggee ma ne la sant yàlla couture man la sant yàlla production man la mais kon tey lépp man la. te bu heure sponsoring jotee tamit di ngeen def seen ay demande di ngeen déposer partout mais doo leen gis dara du ngeen am retour wala wutu leen ko sax. non si ñoo ngi ko wut mais du ñu am retour. du ngeen am dañ naan ñu xaar leen wala lii ak lii violence nangam te duñu gis violence day am nag yenn saa yi violence day am te loolu aussi da ngeen ko war a éradiquer dès maintenant parce que loolu day tax ki nga xamante ni moo la war dimbali du sawar. boo xoolee tey jii nii si xeet boo dugg am na boo xoolee football bi am na violence lamba bi am na violence tey mbalax bi am na violence rab bi am na violence tey lépp loo gis nii rek am na violence mais nag ñun tey jii nii ay ndaw lañ dañoo jug tey woote non à la violence parce que am na benn conseil bu ma defoon 2000 sax 2000 fin 2017 yooyu presque fin 2017 yooyu conseil moo fa defoon pour 10 rappeurs yoo xam ne dama ko woote woon pour non à la violence mais tey gisuma si tey benn sponsor lépp si sama moyen la dem lépp si sama doole la dem mais gisuma si am kenn fekku la ci kenn fekk suma si daal mais lépp lépp sant yàlla rek parce que kon nu ma koy waxee sant yàlla rek sant yàlla dina baax xëcc bu daggu rek dina egsi ndax dara xëyul rek sotti loolu toujours dama koy wax jeunesse bi que ne bu méttee tey jii boo jàppee rek incha allah yàlla dina la fekk ci la nga nekk ndax nit ki ngëm-ngëm la war di demee loo gëm ndax ñi fi tekki ñëpp tey jii wala ñi fi am seen ay boîte yu ñuy lim am na fu ñu jaar donc fi ngeen teg seen tànk foofu la ngeen góorgóorlu yéen waa Keyti Entertainment yéen tamit yan programme ngeen fi jot a defagum wala yéen a ngi waajal ba tey. Non, on a fait un programme le 25 janvier 2019 je pense 2019 on a fait jouer Skype et Kara dans notre banlieue là-bas première. Bon, à part ça, on a fait des plénières. Jeunesse su théâtre moom gis naa ne macha allah dañu am activité. Voilà. di yëngu ci sont chauds franchement. Mais on a fait qu'un programme ou deux, le reste c'est juste des plénières petit à petit dans les quartiers gratuitement. am na solo yéen tamit yàlla na leen yàlla jàppale. bu ñu dikkee nag ci programme bi nga xamante ni moom mooy li leen tax gane suñu fii ci TVM
est-ce que mën ngeen ñu ci dikkaatal tuuti ci nu mu gën a gaawee. waaw loolu alhamdulilah parce que loolu dañ si sawar bu baax a baax. parce que tey jii li tax ñu jóg tey jii pour concert le 25 décembre bi. waaw ñu ngi invité ñëpp nag. même yéen sax invité nañ leen. waaw di ñaan yàlla tamit sosoo di jàppale ñu tam bu baax a baax. seen concert le 25 décembre la. le 25 décembre le 25 décembre concert bi lan moo koy accompagner lan ngeen ciy def da ngeen indi artistes yi ñu tëb ba tàyyi rek wàcc wala lan la. dafa am leneen lu ngeen ciy def leneen lu dul loolu. waaw concert bi comme ni ñu koy waxee dañ ko jël pour tey jii pour concert Badou Fall la. moom lañ jël tigre concert mais am na yeneen invité tamit artistes yi ñu invité waale yoo xam ñu ngi si terre bi yoo xam ñu ngi si capitale bi. ñoo xam ne boole nañ leen parce que ñun dañoo ouvert quoi. di boole ñëpp ñu doon benn mais concert bi concert Badou Fall la moom lañ tey taxaw pour tëggal ko concert bi pour mu wane bopp. incha allah am na solo Badou Fall yow yaay gaynde gi war a animer mbir mi. waaw comme boo ko waxee sama jëkkër maa gaynde gi. yow yaay gaynde gi non. waaw parce que xam nga boo gisee il faut gars yi comprendre benn affaire yow mën a wax ni dañuy def concert exemple. ma jox la sama benn gars yi ku si gën a rap ku si gën a jege comme waa Bloc Ego. concert Bloc Ego ñëw joué ñaari morceau kooku dootul concert Bloc Ego. kooku concert yu ñëpp la. il faut gars yi accepter. bu rappeur defee concert au moins lu mu bon. lu mu bon ne jouer 6 morceaux. lu mu bon. ne jouer 6 morceaux. man mun ma la invité sama concert mu jouer la 2 morceaux ba pare wàcc dem sama yoon. donc ça veut dire que dootul sa concert. waaw te artiste pour nga xam ni mun na dara foog ngeen may ko possibilité mu woy. ni mun a xam ni mun na wala mun benn son wala ñaari son mënoo si xam ni. mënoo xam vraiment kii lu mu mën. mënul nekk. voilà en dehors de way bi ngeen di way est-ce que xam nga sànq ji ngi doon dafay am solo toujours ñuy évoquer violence ak nan lañu ko mën a éviter yenn saa yi est-ce que yéen artistes yi daa ngeen di waxtaan ak seen ay fans ci li nga xamante ni moom mooy wàllu violence bi ndax tamit léegi jeunesse bi et puis partout dans le monde fu ñu waxee jeunesse rek teg ci violence yéen ñëpp ngi leen di duut baaraamu tuuma ne violence bi ci yéen lay jóge mais yéen tamit yéen ñi nga xamante ni ay yéen a yore kaddu gi nekk ay porteur de voix ñi leen di déglu est-ce que di ngeen di waxtaan ak ndaw ñi yenn saa yi. waaw damay delluwaat tuuti rek xam ni ñëpp ñu toog fi ay jeunes loolu mais yàlla dafa sàkk ay bërëbam def si ñu baax def si ñu baax. ndax lu mu bon di nga am say fans yoo xamante ni nga xam ni boo nee leen yem leen fii ñu yem foofu. man moom sama bopp pour man amul benn fans bi nga xam ne dañu ñëw sama concert nar ko yàq mais dafa am benn affaire bu gars yi war a comprendre. ñoon di ñëw di yàq concert ñëw na pour yàq concert ñoom seen bopp du ñu yàqu. parce que déjà yow waaw parce que yow mënoo am xel ak capacité bi nga ni nit nga ñëw fekk benn gars bu jël ay 500 000 ay 200 000 ay 300 000 def ko si benn affaire pour bëggal xolu ni si yow nga ñu war a si doomu aadama pour lan. donc ça veut dire que ni du da nga soxor mais juste que ni yow yaa mel noonu de nature donc kooku dañ leen di ñaanal rek yàlla may leen. ñu wàcc soppi leen ñu delluwaat am beneen xel. te xam ni foo dem da nga ko fay fekk aussi. waaw moom lu mel noonu foo dem da nga ko fay mais fekk. ñaanuñu yàlla wax dëgg yàlla ngeen ñëw suñu concert wala suñuy affaire muy yàqu noonu. non yaa ngi dégg kenn ñaanu ko yàlla. te man bëgg naa samay yaay di ñëw sama papa di ñëw samay bàjjen ñëw samay tante di ñëw. am na lu muy demee ñëppay ñëw. ñëppay ñëw mais léegi da ngay def sa concert. doo fa gis yaay doo fa gis papa doo fa gis tante. te ñu bëri dañuy téye seen doom sax. te am nañ ci droit non kooku mënoo si condaminer kenn parce que wax dëgg yàlla mënoo jur sa doom nga yar ko fu mu ko war a yare gars yi ñëw jamal nag ak benn paaka mu ne gars yi doo war a changer seen xel yi nag. te yàlla na leen yàlla jàppale. amiin ku bëgg nag na mandi dem def lu muy def. mais nañu bàyyi seen collaboration balaa ñuy clôturer émission bi parce que il nous reste juste 5 minutes. loo ma mën a indi ci seen collaboration entre ñaari label yi sant yàlla ak Kaynté entre téeméer yéen waa Kaynté lan ngeen di dimbali waa ñi sant yàlla ak lan ngeen di séentu ci ñoom daal. Bon, au retour. En retour, ils sont juste motivés comme nous. Machallah. Donc, nous œuvrons dans un même but, donc on essaie d'aller avancer ensemble dans n'importe quel domaine. Depuis combien de temps ngeen commencé liggéey wala bii mooy seen. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois avec eux. lu ngeen di xaatu si ñoom. Ouais. C'est comme ça, vice versa. Si on est partant à 100% avec eux, ils sont partants à 100% avec nous. La même question dama la koy posé waat lan ngeen def ci ñoom ak lan ngeen di séentuwaat ci ñoom ci li nga xamante ne moom mooy seen wàllu collaboration. waaw alhamdulilah comme tey jii nii rek comme ni mu ko waxee rek parce que tey jii nii li tax ñu ko révélé ñoom tey jii nii parce que sant yàlla production fi ñëw tey pour ànd ak Kaynté Entertainment
parce que label la kon tey jii nii moom lu mu bëgg maanaam tey produit ay bi tey jii nii ñun bépp sant yàlla bépp programme bu mu war a def rek da si war a ànd ak label Quality Entertainment pour tey jii ñëpp xam ne carrément teere am na benn label bu fa ne du Quality Entertainment kon ñu ñeneen ñi xamee sant yàlla production parce que sant yàlla production macha allah ñu ko xam bëri na may nuyuwaat kooku sama maman PAG yi di ko ziar ba waa borom la case parce que def naa fa défilé def naa fa lu ne kon noonu rek la mën a demee daal am na solo seen artiste bi tu as confiance en lui yaakaar nga ne bu yéegee ci podium bi dina bien sûr non yow mbër du tagg boppam bàyyi mu wax rek si aujourd'hui il est avec nous c'est parce qu'on sait qu'il a quelque chose derrière voilà il peut faire donner beaucoup de choses aussi waaw looy wax bokku téléspectateurs yi ci lu gaaw que Badou Fa dafa nar toj. Ouais, il va éclater la salle, Inch'Allah. Donc, on vous invite tous à nous rejoindre ce jour-là, Inch'Allah. Soyez nombreux. Date bi. Le 25 décembre Inch'Allah. 2021. Badou Fa, wóolu nga sa bopp vraiment. yàgg na dama sang ba pare. Macha Allah. le jour bi ñëw rek ma ragg gars yi après ku nekk dugg dem ñibbi si jàmm ak salaam. waaw surtout ça surtout ça. wax dëgg yàlla foo ak ree moo ñu indi. ak yedd ñeneen ñi si. waaw xëy na nag ku nekk ak musique bi nga sentir mais man sama musique day yeddaati. waaw te léegi nag yàlla nañu yàlla. musique bu yedduwul yeetewul amul solo. kon fi nga jàpp foofu la looy tàggoo mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw alhamdulilah lu ma leen tàggoo man tàggoo di sant waa sant yàlla Couture. sant yàlla nag yéen tamit war ngeen di jàpp ci suñuy combat ñun tamit. waaw non loolu incha allah si xam nga gis nga comme ni nga ko waxee woon léegi c'est vrai ngay liggéey am ku lay jàppale dafa ñun xam nañ ci dara donc yéen bu ngeen di liggéey bu mel ni gisu leen ku leen ci jàppale tamit day dina xaw metti tuuti mais yàlla na leen yàlla jàppale nga rappelé waat date bi rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw incha allah kon gars yi ñu ngi leen woon ñëpp pour ñëw le 25 décembre incha allah non à la violence. non à la violence. di nuyuwaale nag Cheikh Ndiaye sama rakk boobu nga xam ne am na lu bëri lu mu def ci jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñooy jeunesse su terre Cheikh Ndiaye mënul Cheikh séeréer la ko ñëpp xam ne mënul denc dara ndax baax ndeysaan mënul denc dara ndax jeunesse bi yal na ko yàlla fayti lépp la nga xamante ne def na ko ci jeunesse bi yàlla fulal ko mbokku téléspectateurs yi di leen fàttali ne maa ngi dalaloon ay ndaw yi nga xamante ne ñu ngi jógee fële ci diwaan bu terre comme ni ñu koy waxee saa yu ne ndaw ñi tamit dañu am cër fii ci télévision bu Mauritanie te saa yu ne dañ leen di dalal fii waxtaan ak ñoom ci seen wàllu liggéey waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy seen jëmu ëllëg ndax dañuy wax saa yu ne boo bëggee xam sa réew ëllëg nan la war taxawee gëstul sa ndaw yi tey jii nan la ñu taxawee loolu moo tax saa yu ne dañuy gëstu ndaw ñi ci lépp la nga xamante ni dañ ciy yëngu ñu dalal leen fii ñu mën a waxtaan ak ñoom di leen fàttali ne ñoom ñi ñaari label lañu yu lëkkaloo di liggéey di sant yàlla production ak Quality Entertainment production ñoom ñaar ñoo lëkkaloo fas yéene def benn événement bu am solo fi nga xamante ni moom mooy Théâtre le 25 décembre di ñaan yàlla may leen ñu egg ci ak jàmm dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm te bu leen ci benn li nga xamante ni moom mooy tolof fekk comme ñoom nee nañu non à la violence la ñu woote na ku nekk ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm di leen jox dig daje incha allah beneen yoon ak yeneen ay xar kanam ci ndawi réew mi jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amaanillah